mbokk yi di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag si génn kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës gàmmu Tiwaawan gi ñuy wàcc kon fan yu néew des ci dimanche ji ñu génn la ñu amal CRD ba ca mujj ci wàllug mesure yoo xamante ni kon jël nañu ko ca wàllug ndox mi ñenn ñi di tiit mu manqué ca yenn gox yi fan lañu ca toll des na fekk ji Cheikh Anta Diop léegi mu indi ci ay leeral toogaanub ñaxtu ci liggéeykat yi AFTU ñoom tey jii li ñu ko jàppee moo di altine rouge nee nañu anam yi ñuy liggéeyee la ñu xajootul te nag fas ñoo xañte ak morom ci wàllu woowee fekk seen i conditions de travail indiwuñu ci ay coppite loolee kon la ñu dogal fas ko yéenee jëfee ci altine ji Cheikh Tidiane Gadio altine tey jii du ñàkk mu moomaat boppam gannaaw yoonu ko Amérique ba mu ko tegee woon loxo loolee ci kaw caution boo xamante ni kon dana ko joxe toll kon ci juróomi téeméeri million nga am ni dana def appel ngir nag lu ni mel ñu bañ caag mbirum Khalifa Ababacar Sall it des na ci àddu nañu ko dindee malaanal Kirlaay Aminata Diallo jàpp ni li xol ci boppam lay naqari teguwuñu ci yoon maître Demba Ciré Bathily gis ni jawriñ ji ñu dénk wàllug yoon ci boppam dafa taxaw jugé ba noppi Khalifa Sall loolee danañu ci am gan ci kanam tuuti maître Amadou Ali Kane militant droit de l'homme la ñuy dalal ci plateau bi mu leeral ñu ci yenn ponk yi procédure beeg yu ni mel maître ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné di nuyu sa mboolem auditeur di rafetlu kon teewaay bi ci kanam tuuti danañu ànd ak moom ci waxtaan wi mooy gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yaa nga kon mbokk yi ni studio ñu yaatal ko. ki dellu rafetlu ond bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak liggéeykat yi tata yi ak AFTU lundi rouge la ñu daal di dogal tey ji altine tey ji nag rango morsa yu xonq toog dañu daal di jublu ci seen i liggéey banque seen i loxo kon la ñuy def li ko waral nee nañ condition yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee moom la ñu xajootul waxtu yu bari amuñu assurance amuñu yu bari yoo xamante ni kon ci seen wàllu ko liggéey waroon na tey ji ngir seen wàllu kaaraange payoor yu néew loolu lépp bokk na ci loo xamante ni dogal bi kon jël nañu ko jàpp nañu nit ci gàmmu gi duñu ci yëngu ba xëy na lu ci am ëllëg ci wàllu manque transport wala lu ni mel bu ñu leen ci xalaat ñoom responsabilité bi nañu ko gàll ci kon ndoddu état dégg ngeen leen ci suñu xibaar yi jiitu ca nag fële ca Casamance wàllug jën yeeg ni nga xamante ni kon noonee la ñu ko cay doxalee bëgg nañu daal wàllug kaaraange gën ca matière amoon na ay tànk sax mu daal di cay sooke lool ci wàllug wér-gu-yaram ndax préservation foofee ca diwaanu Tambacounda loolee nag jàpp nañu ni ñetti téeméer ak juróom fukki tonne dana fay wàcc saa su nekkoon ci weer ba tax na foog ñu def ci ay jéego loolee mel na ni am na ay coppite yoo xamante ni ña nga ko ca indi Moussa Oumar Gaye ne gën jaa néew luy toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki tonnes ci wàllub jën dana nekk li nga xam ne danañ ko dugal ci Tambacounda buñ ko xaymaa ci wàllu koppar mu war a toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti millions ci sunuy koppar loolu lépp ci jën buñ koy dugal ci diwaan bi ala kulli alin danañu topp loolu jëm ci wàllub yoreen ak cet ci wàllub jën yi nga xam ne dañ koy jaay askan wi ci noonu nag ay partenaire Gowamer dikk ngir jàppale mareyeurs yi may leen ay caisse isothermique ak bac manutention waaye nag yemul foofu ñu amal leen ay couple ci yan pexe la ñu war a def ngir toppatoo jën gi ak cet gi nga xam ne moo ci war a ànd. Mor Gueye depuis bu mu ñëwee dafa am beneen taxaw bu mu am maanaam jàppale napp bi ci wàllum géej gi mais suqal napp yi aussi ci wàllum dëkk yu nekk ci biir àll yi. ñaar téeméer ak juróom fukki mareyeurs yi bokk ci kuréel wi ñoom nag ñu ni danañu daal bàyyi lépp loo xam ne ay jëfin yoo xam ni ajuwul woon ci wàllu cet danañ ko bàyyi ci marché yi ak fi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu daal di leen dépanner lenn ci camion frigorifique yoo xam ne dañoo paan daal di gaare fële ci biir gouvernance bu Tambacounda. loolu parce que war a daw 300 kilomètres 400 et quelques kilomètres te amoo oto bu baax amoo oto pneu yu baax dana métti. laaj yooyu nga xam ne mareyeurs yi wax nañ ko daal di na dugg ci nopp ki nga xam ne moom mooy El Hadj Bouya Amar gouverneur bu Tamba mu ni dootul yàgg dara danañ ci indi ay saafara. depuis 4 5 ans camion yi récemment doxul mais yéen sa dafa tombé en panne wala jàdduwul léegi ministre ne la damay récupérer camion yëpp daal di koy defara fay mécanicien ba koy defar pour ma jox ko nit ñi mën ci liggéey donc camion yi moom mu ci gaare.
Thierno Mbengue président national mareyeurs yi ci Sénégal itam ñaax na ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi nekk ci Tambacounda nañu toppatoo bu baax matériel bi nga xam ne jox nañ leen ko ci ndimbalal Gowamer waaye itam ba tey nee na lépp lu jëm ci wàllu cet ala kulli aaleen kenn ku ci nekk war nga xar sa tànku tubéy toppatoo ko dana la jëriñ daal di jëriñ askan wi nga xam ni ñoom ñooy jëfandikoo. mangook ci woon la ñuy daal di wutali nañ leen ko waxee ci ndorteelug xibaar yi ak waajtaay gàmmu yi Cheikh Anta mi ngi ci ligne bi Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Adja Ngone Ngom. dëkk bi kon di wàcc gàmmu gi dalal gan yu am solo ci loo xamante ni jël nañ ko ci ay mesures ndox mi ñenn ñi kon am xel mu tey ndax dana mat ñu dund ci ay jafe-jafe ak yeneen ponk yi waxtu wi lan lañ ci mën a am ci information bu leer. waaw li ñu ci mën a jàpp Adja Ngone jamono yi nag ñu ngi waajal bu baax lu jëm ci wàllu gàmmu gi nit ñi sax booy xool ñu ngi ci mbedd yi di dikk commerçant yi aussi ñu ngi di defar seen place yi waaye nag di jëm ci wàllu ndox nag CRD bi woon démb ki nga xam ne mooy xalifa général de Tidiane di Serigne Mbaye Mansour dikkoon ak Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur moom Serigne bi wax na ay bëgg-bëggam lu jëm ci gàmmug ren gi mu nekk téeméer ak fukkeel ak juróom-benn édition moom daal nee na bëggul gis benn ndox manqué ren ji fii ci Tivaouane ak lu jëm ci wàllu courant loolee nag bi mu ko waxee jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu biir réew mi ministre de l'intérieur Aly Ngouille nee na ko na sa xel dal ndaxte bépp matukaay jël nañu ko mu jëm ci chef de service yi daanaka wax naat na ñoom ba ku ci nekk daal wax nga li nga xamante ne moom nga man ci bés bi waaye daal li ñu ci mën a jàpp mooy naan nee nañ daal na xel dal ndox du manqué loolu nag xam naa dinañ ko topp bu baax ndaxte bu ñuy gis fii Tivaouane am na ay village li ñuy wax ay village rattaché lu toll ci fanweeri dëkk ak ñett yoo xamante ne ci ay village la ñu woon waaye dañ leen a rattaché ci biir Tivaouane xam nga Tivaouane dañ cee dolli lu toll ci 7,000 hectares loolu mu gën a tax nag dëkk bi gën a yaatu loolee tax at mu nekk dañ da daan gis da daan manqué ndox rawatina ci village rattaché yooyu rawatina ci quartier yi nga xam ne mooy quartier Sëñ Ababacar Si nga xamante da ngay génn Tivaouane daanaka ci pegg Tivaouane gi la nekk yooyu yëpp daal nee nañ ren jii ñi indi waa SDE waa SONES lëkkaloo lañ ba tax ne daal forage yëpp dinañ duy ndox ba tax ne daal ndox du manqué fii ci dëkk bi waaye nag li ci des rek xam naa dinañ topp mbir mi fii ak suba wala ginnaaw suba xool ndax loolee ñu wax ci wàllu ndox mi dina matam déet waaye daal li nga xamante ne moom la xalifa général des Tidianes bëgg daal mooy nag ren dina am zéro coupure ak zéro pénurie d'eau loolu daal moom mooy li nga xamante ne daal moom la xalif bi wax fii ci diwaanu Tivaouane waaye léegi li ñu ci mën a jàpp mooy jamono yi kilifa yu bari ñu ngi commencé di ñëw di nemmeeku di ñëw nag ci xalifa général des Tidianes tey jii nag ki nga xam mooy directeur ARTP gis nañ ko fi mi ngi fii ki nga xam ne Idriss Seck nag wax fas yéene fee ñëw bu benn waxtu jotee léegi mu war a dikk loolu lépp nag muy li nga xamante daal moom mooy agenda li nga xamante moom moo am tey jii fii ci Tivaouane mën nañoo jàpp daal aji ngoone jamono yi daal maanaam pèlerin yi ñi ngi ñëw xam naa fii su wala ginnaaw suba daal bu ñu sàgganul Tivaouane dina fees dell mu nekk nag 116e édition bi nga xamante ne moom mooy gàmmu gi nga xam ne El Hadji Malick Sy moom moo ko dooroon ba mu nekk ren ji téeméer ak fukk ak juróom-benn. incha allah Cheikh Anta Diop ñu koy gërëm bu baax yeneen i xibaar dina dikkaat kon nag yeneen i information projet de budget 2018 ministère bi ñu dénk wàllu ko mbay mi ak équipement daal nañ koy tënk ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom kon ci milliards yu toftaloo xaaj jëm kaw loole nag ci jamono joo xamante ni bari na ay laaj yoo xamante ni it ci lu soxal mbay moomee gars yi yëkkati nañu ko sur production bi ñuy wax yenn chiffres yu ñu jàpp ni ñu ngi koy jibal te sax amaana xëy na demeewul noonu waaye it manqué ci wàllu jumtukaay Cheikh Tidiane Dione. réewum Chine dal di bokk ci partenaire économique yu réewum Sénégal ñeel lépp lu jëm ci njënd ak njaayum gerte niki dimanche gi nag bi ñuy am examen bu projet budget bu année 2018 bu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural xel yëpp dañoo demoon ci réew moomu mi nga xam ne nag moom nee nañ ni ki ren du jënd si li nga xam ne moom mooy gerte gu ñu bayee fii nii si réew mi production bi dem sax ba daal di jéggi dayoo suñ sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne nag moom mooy kilifa gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay fii nii si réew mi. gerte gi ñi ngi wax Sénégal yëpp duñu dégg ni les 40 dernières années ñeent fukki at yu mujj yii mësuñu am lu ñu am ci gerte ren 1,411,574 tonnes c'est le chiffre exact mësul am 40 ans yu mujj yi amul lu ñuy wax yëpp dañ koy teg ci chiffre ak ci ay données fiables mësul am. surproduction boobu dem sax ba daal di jur ab coow ci biir hémicycle. ministre bi man daf ma bett quand même parce que bi ñu ñëwee rafetlu nañu rapport bi félicité nañu experts yi
mais boo ñëwee moom li muy buy wax ak député yi mais na wax ci li nga xam ne moom la ñu war a wax. ñoo ngi 2017 dañu noon bu 2017 jotee dootuñu jëggaani ceeb ci àddina bi mais 2017 tey nee na ñoom 1,15 million tonnes la ñu am et ci sur 1,6 million tonnes mais kon objectif bi ñu fixé woon ñoom 63% lañ ci am 37% dese na leen mais boo ñëwee nga ne rek vraiment la ñu doon wut kat amaguñu ko ndax lii ak lii ak lii mais di ci wax loo xam ne jaru ko ci. xam nga budget agriculture suñ koy waxtaanee rek dafay bari coow ndax agriculture téeméeri sénégalais yoo gis juróom-benn fukk yi ak juróom ci mbay mi ci la ñuy dund yàlla dogal na nag lu ni fang kenn du ko jeex te ku gis nen nag di nga ni nen a ngi loolu mooy li xew mooy agriculture bi dañ ci am ay jéego yu rëy bu dee ci gerte gi gis nañ ci jéego yi ci nguur gi am. bu dee ci mbayum ceeb bi gis nañu ko bu dee ci mbayum lujum bi gis nañu ko bu dee ci mbayum fruits yi nga xamee ni tam dañ koy jël di ko exporter parce que Sénégal ren exporté na téeméeri junniy tonnes ci ay fruits yóbbu ko bitim réew. ci dimanche gi projet de budget bu ministère de l' agriculture ak équipement rural ñu ngi ko natt lu toll si 195 milliards 508 millions suñ ko méngalee nag ak atum daaw mu ngi nekkoon 175 milliards 363 millions ak lu topp. ñu gis ne nag ab yokkute am na ci su dee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di faree ci majorité parlementaire bi ñoom gis ne agriculture daal ne am solo ci réewum Sénégal ndax mun naa juróom koom ci beneen wàll ba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di faree ci opposition bi ñoom dañoo gis ne nguur gi dafa lajj gannaaw ba nga xamante ne booba léegi mënaguñu door li nga xam ne moom mooy campagne. Cheikh Tidiane Dione Assemblée nationale googee fa la ñu dindee mbalaanal kiirlaay Khalifa Ababacar Sall anam ya ñu ko defee nag gàcce la ko jàppee loo xamante ni mënta neex ci xol socialiste bi di Aminata Diallo moo gisee nu nu mel Maître Demba Ciré Bathily addu ci jàpp ni moom jàngat woom ci am moo di yorin ji ñu dénk wàllug yoon Ismaïla Madior Fall ci boppam moom jugé na ba noppi maire Ndakaaru Alassane Ba Jafara Ba. justice amatut lenn lu koy gàllankoor ci dossier yëpp Khalifa Sall ndax dindi nañu malaanu kirlaayam daanaka Khalifa Sall jébbal nañ ko. démb damay xool li ma doon wax rek mooy damay xool président Niass di ko xool bu baax a baax muy wax di génne règlement intérieur ne lii la ñuy topp alors que bu fekkoon ne dañoo topp règlement intérieur kon Khalifa Sall libéré nañ ko depuis le 30 juillet wala le 1er août. bu fekkoon ne loolu la waaye li ma ci def jàngat rek mooy ne ab héritier Senghor. maanaam ñoo xam ne ñoo bokk Senghor jël na moroomam ki bokk ci Senghor livre ko justice loolu nag histoire dina ko retenir. Aminata Diallo di ñaawlu ni mbir yi doxee mu jàpp ne ab projet la ngir gàllankoor ab adversaire politique. rafetul pour suñu image yu démocratie rafetul ci dëkkin rafetul ci entre sénégalais waaye ñëpp sénégalais yëpp leer na leen lii plan la woon. baax na yàlla moom mu ngi fi Khalifa Sall nag. ñu ngi wax ne ni ñu ngi koy dénk yàlla. Maître Demba Ciré Bathily di kiy layool Khalifa Sall jàpp na ne ni ñu tëralee yëkkati malaanu kilaayam biñ ko tàmbaleeg léegi dara jaaru ci yoon mu jàpp ne sax kii di ministre de la justice daanaka àtte na seen client ba noppi. li xew assemblée dem daf ñu jàngal lenn lu am solo. su fekkente déglu ngeen bu baax ki nga xam ni mooy garde des sceaux. nee na dañoo ñaan ñu yëkkati maanaayu kiirwaay bi pour mën a tàmbali àtte bi. te xam nga loolu lu garaaw a garaaw la ndaxte moom xam nañ ni dañoo war a àtte Khalifa Sall te ñun ñi nga xam ñoo nekk ci dossier bi ñu ngi ci wàllu enquête bi jeexagul enquête bi su jeexee ci le juge bi di wax man gis naa loo xam ni mën na tax man ni dañuy àtte wala gis naa loo xam ni mën na tax du may àtte juge boobu nag ci yoon dañu ni koo xam ni c'est indépendant la waaye su fekkente ministre de la justice moom xam na ni ci procès la ñuy jëm kon bu boobaa yaakaar naa ni juge yi war nañu xoolaat seen bopp wala war nañu génn seetal seen der ndaxte ministre nee na moom procès lay dem moom rendre na li ñu naan ordonnance de renvoi moom jugé na Khalifa Sall ba pare. xeex bi daañ ko wëyal moom la wax moom mi ne Aminata Diallo te lii la ci yokk ci ñi nga xamante nag ñu ngi doon wax ci dossier beeg léegi. léegi nag man li ma ciy wax rek ne am na ñu bare ñoo xam ne ñëpp gis nañ leen ëllëg maa ngi xaar ñu ñëw taxaw naan Khalifa Sall yow la ñu àndal bu boobaa ci la wax di neex waaye du léegi moom dénk nañ Khalifa yàlla rek.
muy noonu Khalifa Sall kon ñu dindi malanal kiirlaay moom ci gan ci wàll boobu ak yeneen ponk maître Amadou Ali Kane militant droit de l'homme maître ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay di nuyu sa téléspectateur yëpp. tool yi bari na duñ ko dindi finalement assemblée nationale jël na dogal bi nu mel keroog samedi ci mu guddee sax loolu procédure bi gaañ di ŋaññ yow tey jii en tant qu'avocat mais tamit koo xamante ni sa xam-xam mi ngi taxaw jamono yi ci aar ak yelleefu doomu aadama jaar na yoon wala jàpp nga ni bari na rëq-rëq. waaw man de vraiment si axulaay taala daal boo xoolee loi bi li mu wax procédure bi am na ay rëq-rëq yu bëri parce que commission bu ñu ko tegee dañuy dafa war a entendre ki nga xamante ne moom la ñu war a yëkkati malaanu kiirlaayam maanaam commission bi waroon na entendre Khalifa Sall ci information yi ma jot ñoom jotuñu sax dem prison pour gis ko naam mënoon nañ fa dem mu bañ leen recevoir mais mënoon nañ dem ànd ak un huissier bu leen bañee voilà bu leen bañee recevoir ñu constaté ko ñun kat ñëw nañu pour déglu ko moom moo bañ huissier bi def constat. mais ñoom argument bi ñu indi mooy avocat yi Khalifa wax na ni Khalifa duñ ko déglu assemblée duñ ko déglu prison donc xam naa ñu ni xaaral ñu dem directement. waaw mais xam nga du avocat yi la ñu yëkkati seen malaanu kiirlaay Khalifa moom la ñu yëkkati malaanu kiirlaayam war nañ ko déglu war na am aussi am défenseur bu ko neexee benn député mën na jël député nii pour mu défendre ko donc ñaar yëpp dañ ci waroon veiller moom nag bu ci renoncé te ñu constaté ko dûment maanaam ñu constaté ko ni mu waree huissier def constat bi en ce moment procédure bi mën na wér mais malheureusement demeewul noonu. mais buñ ko mënee tuddee noonu précipitation boobu lan moo ko waral parce que liñ fi junj nii mënoon nañ ko jëfee mu xaw a gën a légal procédure bi lan moo tax ñu romb ko sans trop être gêné. waaw xam nga loolu nag c'est un peu gênant d'en parler parce que xam nga lii dafa nekk mbir boo xamante ni dafa nekk diggante justice ak politique. procédure bi mu ngi ci justice mais li ko lal mu ngi ci wàllu politique parce que xam nga Khalifa moo nekk maire Ndakaaru ba pare ñu fal ko député am na double légitimité bi ñu koy commencé topp maire kese la woon ci diggante bi mu am ndombo tànk député normalement ci ba mu ko amee waroon nañ tirer benn conséquence mooy dindi gàllankoor bi am ci wàllu liberté am. maanaam ñu libéré ko mu dem ñu libéré ko ba lii am démb ba keroog justice di demander ñu lever immunité parlementaire bu ñu ko lever ñu continuer seen liggéey ci moom mais malheureusement dañu ko bañal loolu ni amul immunité parlementaire. et puis ñoom dañ naan fait yi c'est antérieur xëy na ak niñ ko falee député mais est-ce que tam foofu loi bi xawul lëndëm ba xam avant la wala bu ñu la falee avant bu dee fait avant la sax même bu ñu la falee dañ ko war a teggi et tout est-ce que leer na naa ñi ba xëy na ñu jaar ci loolu. non la loi est très claire ba pare loi bi mu ñu dikkee ñun France la jógee ci ñun foofu mu ngi fa am depuis la Révolution française ci la immunité commencé donc dëkk yooyu yëpp. ay France Union européenne ak yeneen dëkk démocratie yëpp ñoom du ñu seet kañ la mbir mi xew ak kañ la xewul ñoom immunité la ñuy seet boo ko amee ñu tiré ci conséquence maintenant buñ la bëggee topp mën nañu yëkkati sa immunité yëkkati sa malaanu kiirlaay mais bis boo ko amee nag juge yi seen bopp ñoo ci tiré conséquence parce que yoon dafa tere ngay topp ko am malaanu kiirlaay moo xam ministre wala député la yoon moo ko tere donc normalement loolu moo waroon am. fii gaañee avocat yi Khalifa nee nañ danañu defaat appel procédure bi mën nga jàpp ne lii yëpp mën nañ ko neenal ndax vice de procédure ou bien. nekkuñu ci yoon boobu instant yi. waaw actuellement man xam ma yan procédure la ñu war a def dégg naa député yi par contre ñu ne ñoom dañuy saisir conseil constitutionnel bon ñu nekk rek ba xam fu. wante di mujj ak gétam xam nga parce que procédure bi am na ay gàllankoor mais nii mu demee nii daal man daal sama yaakaar jeex na ci daal man xam naa ni daal. ci procès rek lañ jëm. ci procès daal la gars yi bëgg a dem te dinañ fa dem te buñ fa demee nii ma gis aussi danañ ko teg ay daan buñ ko tegee ay daan itam
dina ñàkk poste député boobu mu am te dina ñàkk aussi maire Dakar bi mu am danañ ko summi ñaar yooyu yëpp ci li ma gis daal fa lañ jëm. c'est perdu d'avance donc. j'ai comme l'impression que xam nga affaire bi réew 3 pouvoirs ñoo fi am pouvoir exécutif pouvoir législatif et pouvoir judiciaire te fii ci Sénégal dafa mel ni pouvoir exécutif mooy yëlif yeneen ñaari pouvoir yëpp. dafa mel ni wala loolu moo am moom la ñuy dund. en tout cas ci li ñuy dund daal dañu gis daal moom daal li mu wax yeneen pouvoir yi ñoom la ñuy faral di topp bu ne waaw ñeneen ne waaw bu ne déet ñeneen ne déet léegi nag lan moo ko waral est-ce que on ne comprend pas daal wane wuñ daal taxawaayu pouvoir dëggantaan njaay normalement. xëy na assemblée sax xëy na mën nañ ko comprendre ndax majorité beeg ñoom seen mais tey jii magistrat yi juge yi yow nekk nga ak ñoom liggéey nga ak ñoom yaakaar nga ni war nañu mën a fippu wala jël yoon yoo xamante ne danañ gën a jël seen ay responsabilités. waa xam nga les juges am na ñoo xam ne ils sont indépendants am na ñoo xamante ne bon mën nañu amee ay doute ci ñoom mais li am ba des moo di ne que seen carrière exécutive moo ko yor. ñooñu sa wàllu avancement sa wàllu affectation sa yëpp ñoo ko yor ba nga xam ne am na ñoo xamante ne ñoom jaral na leen ñu manifester seen indépendance en toutes circonstances am na ñoo xamante ne itam du leen ko jaral parce que après ñoom ñooy perte ñoom seen bopp mbir mi noonu la demee mais nag ku bëgg a nekk indépendant loi permettre na nga nekk indépendant waaye nag conséquences yi nag. boobaa yaa koy subir voilà yaa koy subir. ci ni nga xamante ni noonu la assemblée xewee Aminata Diallo jàpp na ni nag procès boobee ñu jëm bu ñu caagee xëy na loolu ñu doon wax ci caisse d'avance bi ñan lañ ca jox ak ñu ca joxul bu boobaa faw kon ñu génne liste bi siiwal ko ñu déglu ko ak Alassane Ba. sama avis mooy ne bu fekkee ne dem nañ ci procès moom lu waaye gis rek xam ne loolu la ndax kees boobu moo yoroon fonds politique yi te fonds politique yi yooyu sëgëm fonds politique la te ñeneen ñi kenn du prouver seen fonds politique ñu ne Khalifa na fu prouver ay fonds politique am waaw man xam naa ni président Macky Sall turam mooy nekk ci kaw loolu moom daf ma leer ni bëccëg. dina bëri ay autorités waaw moom mooy nekk numéro 1 Macky Sall mooy nekk numéro 1 waaw. loolu moom man seede laaj. seede li may wax nit ñi xam nañ. écrit quoi. non amul écrit amul leneen de maanaam seede fii ci Grand Yoff fii 2012 fii déggoo fonds politique kenn du bind signé. pour ay urgence wala ay affaire yooyu waaw fii ci Grand Yoff fii Khalifa Sall dégg naa fi saaga yu ne ndax Macky Sall laa la wax de yu ne 2012 deuxième tour laa ilaaha illallah deuxième tour laa la wax de ñun ñëpp ku nekk wari na la ne Macky Sall bu gañewul Grand Yoff bàyyi naa leen àdduna àllaaxira loolu la ma waxoon ak ñeneen Khalifa Sall laa la wax de li may wax ni am na ay seede te télé lañ nekk. mi ngi noonu soxna Aminata Diallo jege ñaale Khalifa Sall déballage boobu yaakaar nga ni mën naa am effet wala est-ce que mën nañ ko def sax. waaw xam nga normalement plusieurs années xam nga xaalis bu takku donc boo naree wax pan milliards yooyu yëpp ku ca nekk ku ca jot tamit est-ce que dana nekk lu yomb. waaw xam nga ci yoon moom ñu ngi koy toppee détournement de deniers publics entre autres ak faux usage de faux ak yeneen quoi normalement su doon yoon la ñuy wut dëgg la ñuy wut waroon nañu seet aussi ñan ñoo tiré profit ci loolu parce que xam nañ ne moom amul enrichissement personnel. nekkul xaalis boo xamante ne def ko jakoo lekk jënd ci ay kër wala ay oto wala leneen mais waroon nañu seet ñan ñoo ci tiré profit maanaam les receleurs mais malheureusement enquête bi demeewul côté boobu ci Khalifa rek la yem te receleurs yi nag mooy li mu tudd léegi bu ñu ko toppee danañ ci gis ñoo xamante ne xëy na sax bokk nañ ci ñi am na ci ñoo xam ne ñoo voté tey ñu lever immunité bi donc dafa mel ne genn wàllu justice moo nar a am. mais ñoom argument bi ñuy indi mooy Khalifa moo doon gérer donc ñoom ki ñu ko jox c'est pas très intéressant pour ñoom l'essentiel mooy moom mi ko doon joxe lu tax jaaralewu ko yoon boo leen dégloo ministre bi ñu dénk wàllu Mame Mbaye Niang keroog mi ngi koy wax ki ci jot ak ki ci jotul ñooñu defuñu dara ki ko doon séddale la ñu war a lijjanti. non xam nga recel dafa am recel maanaam ku jëfandikoo mbir moo xamante ne lewul loolu la ñuy wax recel. Dakar bi mën nañ ko ci indi. mais ouais détournement de deniers amee bu fekkee yow rek yaa ci tiré profit am na ñeneen ñooñu ay receleurs lañu recel de détournement de deniers publics dafa am qualificatif bu mel noonu ci wàllu droit
ba pare bu loolu weesoo affaire bi sax est-ce que am na détournement parce que détournement mooy nga jël alal jëfandikoo ko ci sa wàllu bopp wala ci noo xamante ne méngul ak intérêt général mais fii def ko utiliser ci ay ndimbal peut-être que problème bi mooy mode de réalimentation la caisse bi amoon te nga xam ne yoon moo ko teg. te mu yàgg fi xëy na ni ñuy renouveler caisse bi di alimenter caisse bi xëy na loolu moo am problème mais loolu normalement ci yoon loolu la ñuy wax gestion de fait Cour des comptes la waroon dem maanaam dañu violer peut-être les règles de la comptabilité publique nga xam ne moom la ñuy teg pour ñu gérer les deniers publics xëy na toppuñu ko mais problème boobu ça doit relever de la Cour des comptes loolu la ñuy wax gestion de fait. position ministre de la justice Ismaïla Madior que dañ ko dindi parce que ñu ngi jëm ci procès déclaration boobu waroon na mais Demba Ciré Bathily mi ngi koy naqaru ou bien c'est logique mu leeral ko. non le ministre ci wàllu boobu wax na teel parce que xam nga pour nga dem ci procès il faut que enquête bi pare le juge d'instruction bi yor dossier bi jël li ñuy wax ordonnance de renvoi en police correctionnelle jël dogal wax ni kii kat. saytu naa ay mbiram. gis naa liñ ko tuumal mën na nekk bon ndax dama bëgg dossier bi ñu jox ko benn tribunal pour mu àtte ko bu boobaa nag la àtte di taxaw mais comme juge d'instruction bi jëlagul dogal boobu. xamaguñu ndax dina wax liñ koy tuumaal ci moom ci ay gosam nekk na wala nekkul. comme niñ ko fee gisee. voilà kon nag xam nga ab ministre taxaw assemblée ni non kii foog ñu dañ koy àtte. dafa mel ne dafa devancer juge bi daf ko jiitu ci liggéeyam te kooku warul loolu erreur la xëy na li mu nekkul avocat wala li mu nekkul un professionnel du droit moo tax mu waxee noonu moom jàpp na rek que bu ñu lever immunité bi léegi yoon. Ismaïla Madior kay xam na xam ci wàllu droit da. non xam na droit mais xam nga nag droit aussi dafa am praticien ak théoricien du droit moom théoricien du droit du praticien. du magistrat du avocat. donc am na yoo xamante ne mën na ko sur le terrain procédure benn bi mën na ko. voilà. ci wàllu Cheikh Tidiane Gadio moom tey jii ñu ngi jox moom liberté provisoire gannaaw caution boo xamante ni war na ko joxe ak coow la moomoon fële ca États-Unis ay kam ne dinañu ci taxaw 500 millions waaye liberté am daal war ñu ngi koy séntu ngoon ndax war na gisee kon ak juge bi sa commentaire ci mbir moomu. waaw Cheikh Tidiane Gadio de vraiment xanaa rek di ko ñaanal. et puis vraiment di ñaan aussi caution boobu nga xamante ne mooy tax mu génn mu mën ko dajale di ñaan aussi état du Sénégal lu mu ko mën a jàppale ci côté boobu aussi ñu def ko comme ni ko président bi waxee parce que président bi nee na joxe na ndigal pour ñu jàppale ko bon après tout doomu Sénégal la donc am na ay tolof te nekkoon na fi jëwriñ jor suñu diplomatie bon mbir ñu ko tuumaal nag. kenn mun wax ne am na wala amul fu bu nekk ni moom dañ ciy maandu jàpp ni am na présomption d'innocence parce que moom dafa jàpp ni lobbying la doon def maanaam relation publique ñee jàpp no du relation publique jéggi na foofu corruption la mais comme xamuñu lan moo ne ci biir. foog ñu tey ci tuuti moo gën. leneen loo xamante ni bari na coow rapidement xam naa balaa Pierre di ma dóor boole mooy mbiru Libye ñu ngi gis président yi instant yi ku nekk di ci def ay déclaration di naqarlu di fëgg ci taabal ji mais est-ce que tam du genre médecin après la mort parce que lii ñuy coow tey ji ça date pas d'aujourd'hui ñi ngi naan yëgoon nañ ko ci ay rapport yoo xamante ni sax jox nañ ko kilifa yi ñu teg ci seen tànk waxuñu ci dara ba tey ji CNN xëy na génne vidéo yi ku ci nekk di coow mel ni lu bees la ci yow yéen en tant que droit de l'hommiste ban taxawaay ngeen ci am. waaw xam nga mbiru li bi liñ ci mën a wax dafa bari mais man en tant que droit de l'hommiste li ma ciy wax moo dina que lii warul sedd waruñu nekk loo xamante ne dañ koy bàyyee nii coow ci rek ay quelques jours quelques semaines mu jàll dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a yóbbu ci yoon te li tax mu mën a dem yoon mooy conseil de sécurité des Nations Unies jël résolution jébbal mbir mi procureur cour pénale internationale parce que Libye bokkul cour pénale internationale ginnaaw bokku ci nag procureur CPI mënul autosaisir ci affaire Libye il faut que conseil de sécurité jébbal ko mbir mi pour mu mën ci taxaw état yi nag bu fekkee li ñuy wax am na ci ñoom dëgg nañu pousser ñoom ak France ba conseil de sécurité jël résolution jébbal mbir moomulee
bureau du procureur de la cour pénale internationale ñu def ci enquête ñi ñu war a teg ay daan ñu teg leen parce que état Libye bi amul sañ-sañ amul capacité def ci justice parce que contrôlé wu ñu tout seen territoire yëpp. leer na nañ maître Amadou Ali Kane kon moom la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi muy militant droit de l'homme doon dikk ci mbiri Khalifa Sall waxtaane nañ tamit yeneen i ponk maître ñu lay gërëm ci teewaay beeg disponibilité. merci jërëjëf maa ngi lay fay. wéy ci wàllu xibaar yi ak lakk ga woon ca Pàkk Lambaay doxantu nañu xool yenn commerçant ca salle de vente ndax xalal ji ñu ci ñàkk bu xeeti jeey amee ñu ngi ci bàyyi xel ba tax wàllu assurance ak yu ni mel ñu cay jublu la ëpp ca ñoom mel na ni yëf yi intéressé wu leen Aminata Mbare Saw Jafara Ba. ci atum 1991 la tàmbalee jaay fii ci salle de vente Papa Badiane lépp lu jëm ci meuble moomee loolee lay jaay marchandise bu am valeur la waaye marchandise bi lee nee na assuré wu ko. mais assurance man yor naa oto am na assurance xam naa oto am na assurance li muy jëriñ waaw. fii nag ci place bi ak li lay jaay. non loolu amul assurance moom wax dëgg yàlla. ñu waxante dëkk rek amul assurance dara. ni Papa Badiane bëri na ci jaaykat yi nekk fii ci salle de vente boo leen waxee li jëm ci wàllu société d'assurance lii lañ lay wuyoo. ñun ñëpp nag marché salle de vente amul ku bokk ci assurance amul man wala yëguma ko bokkuma ci man gars yi bokkuñ ci assurance loolu jaaduwul aussi. léegi est-ce que ñàkk xam la wala communication bi moo doxul. influence yi rek. fii yenn saa yi assurance yi bu ñu fi ñëwee bu ñu demee ñii wax lii ñii ne assurance yi boo si duggee di war sa xaalis doon la fay bool lakkale fii nangam na wax ay wax daal ba daal ñun. manque d'information la rek mais suñu déplacé woon ba ñëw lenn lu ñu wax ko ni muy demee ñu la maanaam tant de mètres carrés soo ko amee temps nga war a fay ak yooyu su boobaa yow di nga xam ndax di nga ko attan wala doo ko attan. assurance dafa am loo xam ne moo ko jiitu. maanaam su fekkee ne dafay am nu ngeen toogee ci benn bërëb il faut que ñu organiser bërëb boobu ba nga xam ne comme tey su amee lakk ñu xam ne kat yoon yi lañ war a jaaree pour fay lakk gi ñu xam ne foofa ñu ne am na lu ñuy wax ay extincteur luy fay lakk am na lu ñuy wax ay bouche d'incendie ay robinet d'incendie waa armée yoo xam ne dina tax su amee benn jéye ju mel ni lakk ñu mën ko fay. waaw yooyu nag malheureusement dafa dajaloowul ci suñu mbokk yi nga xam ne dañuy wax informel. lu mu ci mën a doon risque yi ñàkkut ne am na. nañu stocké la ñuy bëgg seen alal moom moo xaw waroo ak yoon ni ñu ko war a defee te loolu su amee nag mooy assurance amul damay wax souvent ne ñu ngi mel ni nga jël sa benn liaasu billet xaalis nga teg ko ci buntu marché bi après nga ñëw ne man kat assurance dama bëgg ngeen assuré ma sama xaalis bi maa ngi ko bàyyi ca buntu marché ba waaw loolu xam nga nag dafay jafee assuré mais bii aussi noonu la mel. teewul fii ak atum 2018 jàpp atum 2022 fas yéene nañu lal benn plan bu bees su ko defee jaaykat yi nga xam ni ci secteur informel bi la ñuy gën a yëngatu ñu jël leen en compte. plan boobu nag janvier 2018 lay commencé ñu ngi koy doxal ñu ngi koy togg te war nañ ci dem assemblée générale ci. mais loolu il faut que nguur gi moo si mën a jiitu ak collectivité yi ñoom kat ñoo naan bërëb bii ñu ngi koy defar pour informel waaye nag il faut que place bi su sapeur pompier yi ñëw di fay mën na dugg ba ci biir mën a fay ñu tracé leen ko ak naka la ñuy dencee marchandise beeg bagage bi foofu parce que dafa am ay règles yu ñuy dencee ay marchandise soo jëlee lu mel ni bant wala copeau nga def ko fenn lu ndaw lu ko taal rek dafay jàpp lu yàgg te dafay naqaree fay. mooy li am ci Pàkku Lambaay bi ñu koy naqarlu wax dëgg yàlla di masawu ñi nga xam ne ñàkk nañ ci waaye Pàkku Lambaay ni mu tëddee noonu mënuñu ko assurer ndaxte kat assurance. ginnaaw bi parc Lambaay lakkee ñu jàpp ne xaalis bu bëri daal di nañ ko fay ñàkk ñi gën a bëri ci ñoom xamal nañ ne bokkuñu woon ci benn société d'assurance ba ñu mën na rembourser li nga xam ni jot nañ ko ñàkk. dem ba Ndar ak université Gaston Berger ak lëkkaloo ak waa Espagne inauguré nag béréb bi nga xamante ni kon fa lay daloo loolee ñu yàgg ko mébét ba kon léegi la sotti ki ci indi leeral recteur bay dalay kan ci micro seeni Diop. ay at ci gannaaw bu ñu soxlaa centre bi fu ñu nekk tey nga xam ne nekkoon na bâtiment bu màggat bi nga xam ne ëmb na lu bëre
ci mbirum patrimoine am na ay téere yu fi nekk yi nga xam ne daanaka am nañu juróom téeméeri at ñu nga xam ne dañu doon waaj yàqu te téere yooyu ay téere yu am solo pour Sénégal pour Afrique pour monde bi yëpp bu ñu bëggee defaraat bâtiment bi ak seet nu ñuy aaree téere yooyu ak li ci topp ak yeneen éléments yi fi nekk daanaka ñoom ñoo taxaw jàppale ñu ci. tey jii dañoo dimbale ubbi benn centre yi bi nga xam ne lu ko tax a jóg mooy dimbale xale yi mën a jàng nuy mën a développer ay projet loolu nag ci mbirum mbay mbirum napp ak yeneen vraiment projet yi nga xam ne xale yi mën nañ ko xalaat te nga xam ne aussi mu mun leen njëriñ mu indi leen liggéey indi leen koom loolu nag def nañ xaalis bu bëri ndax def nañ xaalis bu nga xam ne toll na ci téeméer ak juróom-ñaari fukk millions. mi ngi noonu ci kàddoom yi la ñuy yemalee xibaaru digg bëccëg bi jéggalu ci yéenekaay yi 19h30 20h rédaction bi dina dellu si ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.